muy fees tey ci minuit 58 minutes ci la géej gi di fer bu njëkk incha allah suba ci 1h35 minutes mu daal di feraat beneen yoon suba si 7h27 minutes la géej gi di fees bu njëkk te itamit 19h37 mu daal di feesaat beneen yoon mbokk yi li moo nekkoon suñu ay prévision météo dañ leen di bàyyi ngeen wéyandil ak xibaar yi ñu joxante dig daje ba léegi incha allah. ñu dooree xibaar yi ak daan yi commission de discipline bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru jël ni ki démb ginnaaw violence ya fa amoon tukkee ci élection amicale yi étudiants yooyu la itam daal dinañuy àddu di xam ne ni yëf yi dinañu ko yóbbu ca kanamu chambre administrative bu cour suprême ñu ci ëpp ci ñoom bokk nañu ci coalition article 118 119 bu faculté des sciences juridiques et politiques jàkkaarloon woon nañu ak taskatu xibaar yi ni ki tey ci suba di xam ne ni yëf yi politique képp moom moo ko lal ñu ondi ceeg Abdoul Aziz Sow Dabar. Pape Abdoulaye Touré bokk ci étudiants yu ñu aj ci diiru juróomi at Midou Camara moom ñu dakkandil inscription fii ak ñu koy déglu. jàpp leen ni képp koo xamante ni coalition COCC nga bokk ñu yóbbu la conseil de discipline gën gaa gàtt jëlee nga fa 2 ans de suspension man mii di wax ak yéen 5 ans la ñu ma aj et pourtant man ak ñi ñu aj 2 ans ñoo bokk les mêmes messages yu ñu yónnee suñu doyen message boo xamante ne amul insulte. ci juróom-ñetti fukk ak juróom-ñetti étudiants yi ñu sanctionné ñeent fukk ak juróom ya ci coalition article 118 119 COCC bu faculté de droit la ñu bokk tax ba ñu ne dinañu saisir cour suprême ngir mu neenal lu ni mel. dinañ introduire benn déféré chambre administrative cour suprême pour réclamer l'annulation de cette décision purement et simplement politique mais aussi également dinañ utiliser yeneen voies. jëf jile ñu ne lenn lalu ko lu mooy politique. xam ngeen ñun ci lan la ñuy yëngatu muy ci milieu activisme bi. xam nañ ce qui se cache derrière. c'est une décision purement et simplement politique. ñii leen di dànkaafu ñu ne duñu nangu benn yoon ñuy amal section unique ci faculté de droit. ñeneen itam àdduna ñu ci mu di coordination bi ëmb liste yi coalition liste université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoom ñi la doon wujjee kon ca élection ya ca nga xamante ne sax moom moo indi woon kon loolee xewoon ca UCAD mu di violence bi ñoom dañoo jël dogal fi mu ne dañuy def benn say bu ko defee yëf yi ñu yóbbu ko ca tableau recteur ba coordination boobu nag jàkkaarloo woon nañu ñoom itam ak taskatu xibaar yi di dàq yooyu la daan ñu ondi ci ak ki ñu dénk seen kàddu mu di Mbaye Diop Ismaël. tey jii dañoo dugaloon benn recours parce que dafa am ay sanctions yoo xamante ne ni dafa dal ci suñu ay naataango étudiants loolu noonu bi mu dalee ñu xool am si ay ñoo xamante ne ni dañ leen sanctionné sans pour autant ñu wax leen lan lañ def wala boog liñ leen wax ñoom defuñu ko te mu wóor leen ne ñoom defuñu ko. ay avenir u jàmbur la nar a hypothèque ko si gratuitement loolu noonu aussi ñun taxaw nañ temm ne duñ ko nangu te duñu bàyyi mu jàll mukk voilà dugal nañ recours nag tey et puis ñu ngi koy may. fii ak ñetti fan bu fekkente ne nanguwul statuer ci recours yi dañ wàcc ci tali bi. ile daan waa SAES gis nañu ko waaye teewul ñoom itam la ñu xamle moo ne dinañu wéyal xeex bi bu ko defee wàllub violence moom duñu ko gisati ba faw ci université yi nekk fii ci réew mi seen coordonnateur bu SAES campus UCAD di daal di xam ne ni faw rek ñu teg ab plateforme boo xamante ni dina tax ñu mën a ràññee ñi faral di def yi ni mel bu ko defee ñoom ñëpp ñu mën leen jaarale ca kanamu conseil de discipline ñu ondi ceeg moom mu di Abdoulaye Dieng. ñun dañu tere toujours ñu commenter ay décisions yu instance comme conseil de discipline aussi instance la boo xam ne su texte yi moo ko prévoir am na sañ-sañ jël ay décisions lu ñu mën mooy topp décision bi rek nangu ko waaye aussi di wax ne ñun lu ñu doon xeex mooy suñu sécurité collège waaw dañ koy continuer te duñ ko bàyyi comme ni moom lépp lu si war a dinañ ko def en tout cas le stress et debout taxaw na temm lépp li nga xam ne mooy violence acte de violence ñu dindi ko biir université c'est-à-dire que aujourd'hui l'autorité par exemple war def ay caméra de surveillance su amee ay violence ñu mën a xàmmee ràññee ñi nga xam ne ñoom ñooy def loolu dafa nekk loo xam ne lu important. ñu wax ba tey ci violence bi ci biir université bi andi ci bile yoon ak témoignage yu kenn ku nekkoon ca campus social bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru bokkoon ci génération bu atum 1988 mu di Souleymane Ndéné Ndiaye nekkoon itam jëwriñ bu jiitu woon ci gouvernement bi moom mi lee mu ngi ñaaw lu ni mel di xam ne ni ñoom ci seen jamono ba ñu daan def yu ni mel lañ doon xeex mooy dundin gu gën ak nekkin ci anam bi ñuy jàngee foofu la waaye nekkul woon wàllu politique ñu déglu ko. xam
xanaa di ko regretter rek. Je pense que tout cela est à mettre dans le compte de la jeunesse des étudiants d'aujourd'hui. mu amoon aussi UNDS, Union nationale démocratique des étudiants sénégalais. À côté amoon na beneen organisation bu ñu daan wooyee UNAPES. lii nga xam ne moo daan nekkoon plateforme revendicative bi dafa tourner juste autour problème yi nga xam ne moom la daan dund biir université. condition d'études yi ak condition de vie yi. jamais ñu ñëw poser ay problème politique. xam nga conditions yi ñuy dundee léegi moo gën a métti conditions yi ñu daan dundee ñun. ensuite suñu avenir ñun moo gënoon a ëpp yaakaar ni avenir bu étudiant léegi. mu nga ko Abdoulaye Mbow daan yi gis nañ ko ni ki démb waaye étudiants yi ànduñu ci nee nañu politique la te dinañu def recours. waaw defe naa ni bala bu ñu daanee nit nag war nañ la leeralal lan moo tax ñu teg la daan yooyu te itam bu ñu la tegee i daan war nga am li nga xam ne moo di voie de recours maanaam pour contester li nga xam ne daan nañ ko ñu xoolaat ban commission mooy saytuwaat ni effectivement li la daan jaar na yoon wala jaarut yoon. am na kenn koo xam ne mu ngi tudd Pape Abdoulaye Touré gis nañ ko mu yëngu torop si wàllu politique nekk activiste bokk si jeunes yi nga xam ne dañuy xeex lu bari si langue politique bi waaye itam bu fekkee ni si loolu kese la tënku defe naa ni mbir bi du war a mën a jaar yoon waaye gis nga dañu doon ñaawlu lépp li nga xam ne forme de violence la biir université parce que université revendication yi wàllu bourse la revendication yi wàllu pédagogique la revendication wàllu dundin gu gën a yees la si biir université waaye violence au vrai sens du terme laale politique kooku mënuñu ko génn université te dafa mës a dëkk université gis nga mai 68 ki njëkk a fay tribut bi mooy université bi nga xam ne mooy université Ndakaaru parce que bakkan rotoon na fa amoon na ñu bari ñoo xam ne gaañu nañ fa ak leneen 88 encore une fois maa ngi nuyu le premier ministre Souleymane Ndéné 88 mouvement yu xewoon ba année blanche am université bokk sa dafa laale woon li nga xam ne politique ak élection bu ñu xamoon en 88 entre le président Abdoulaye Wade et le président Abdou Diouf 93 itam bu ñuy laata ñëw si année invalide bi dafa laale li nga xam ne wàllu politique la laale woon ba laalee li nga xam ne moo doon résultat législatif yi ñu doon xaar diggante Maître Babacar Sèye ñu faat ba kanam boo demee itam yeneen date mun na ñëwaat donc université dafa mës a nekk vivier politique parti boo xalaat am fa li nga xam ne moo di représentation si wàllu ndaw ñi donc am ay professeurs yu fay jàngale nekk ay punkal si langue politique bi ñu xam leen tel leen ràññee ñu doon jàngal ñi nga xam ne ñoo di ndaw yu université lan mooy gauche lan mooy social démocratie lan mooy libéralisme donc loolu dafa mës a nekk li nga xam ne moo di réalité dans tous les pays du monde université dafa lamboo politique boo fàttalikoo Tiananmen étudiants yi fa toggoon jàkkaarloog char de combat yi ay ndaw yoo xam ne ñi ngi woon nekkoon si biir université donc wàllu politique mënuñu ko dingi si université waaye violence bi tam il faut le dénominatif parce que couloir de la mort depuis kañ c'est véritablement un dénominatif trop violent nañ ko duppee bokk couloir de l'endurance wala couloir de l'espérance war na mën a changer ba nga xam ne effectivement mode de vie ak mode de perception bi étudiant bi di am war na mën a sancse ndax kon Mansour jotul bu fekkee kon Abdoulaye Mbow ni mu ko waxee mënuñ caa dindi politique bi ñu fexe ba arranger ko ba yenn violence yi di ko jur parce que ñu nekk ci kaw di jël décision politique yi la seen jëlin salté Ablaye ni mu ko waxee origine université ak étudiants yi koy fréquenté dafa ànd ak politique parce que ndaw yi dañu leen di jàngal ay doctrine ay idéologie yoo xam ne dañu koy gëm màggaale ko mais dafa doon bokk sax ci seen formation et ba léegi nii mënoo ñuy tàggat ay nit ñuy am ay doctorat ci wàllu science politique ak juridique après ñu ni du fa nekk parce que li ñuy jàng di ko théorie faaw ñu koy pratiquer balaa ñu dugg université sax day am fu ñu gëm ci wàllu politique ñu ngi fàttaliku dooley URD 98 ak jëf-jël bi ñu génnee ci seen congrès sans débat ba amoon na ay coow yu mel noonu yu amoon ak doole ju URD amoon ci at boobu noonu ak nombre député yi mu génnoon donc loolu chaque année dafay ñëw mais par contre nag léegi ñi nekk kilifa yi war a uuf xale yi ñoo salte ci ni ñuy doxale parce que du ñu jàpp ni Ablaye Mbow mi nekk étudiant di jàng bokkut ak man xalaat nay ànd ak moom ñiy argumenté ma mën ko supporter mais boo bokkut ak ñoom xalaat nekkoo di taggal ki ñu féeteel ci wàllu politique seen xalaat mooy sacrifier la alors bu ñu waxee tey étudiants yi nga xam dañuy def indiscipline ñu sanctionné leen effectivement ànd naa ci sanction bi parce que sanction dafa valable comme ni Bakar Fego valable mais étudiants yi ñu fi duggoon seen ay néeg perquisitionné ko génn fa ay armes du ci même année bi est-ce que sanctionné nañu leen publiquement ana conseil discipline boobu fu mu nekkoon mais loolu moo gën a grave fuufi ndolle loolu moo tax ma ni politique bi fi nekk ñi koy doxal li ñu koy doxalee moo salté boo nekkee ndeyu ñëpp da ngay atte ñëpp ci ak mandute sanction bi ànd naa ci de mais nañ ko def ci façon boo xam dafa jaadu yamale ñëpp parce que dugg ci ay nekk perquisitionné ko génn fa ay arme moo gën a grave te coow loolu dañ ko nëppal
xeexoo bi ba bakkan rot ci ànd naa ci ñu nëppal ko parce que dafa laaloon wàllu xeet. waaye ci coow lu affaire arme bi Mansour université ci fàttali dafa porté woon plainte police te yëf yi mu ngi ci yoon ba tey. la moo tax porté wuñu plainte police ci bii nii la moo tax bàyyiwuñu jàngalekat bi ñu dóor mu porté plainte ci police dañ ko jël yóbbu ko ci conseil discipline bu université mooy ndeyu lépp moo boot kudd moo boot leneen lépp université la ci boppam en tant que tel mais la moo tax jëluñu loolu yóbbu ko ci conseil discipline bi la moo tax defuñu loolu mooy wax daanu ci saret même bu ñu ko yóbboo police arme ci biir université police donc da koy lijjanti